ajuma bu jot fii ci Tok Tok Sénégal diine daf fi en place ñuy dalal kii di imam Birame Pouye ak oustaz Taib Socé ñu ngi nuyu bu baax. di la fay soxna Osama di nuyu Pape Aline di ziar bu baax ak oustaz Taib Socé di leen waxaat amande kontaan ma teel a ñëw ci seen émission Tok Tok ci rubrique seetantal Osama. oustaz ñu ngi lay nuyu di la dalal. Osama ñu ngi lay ziar itam mbokk yi seetaan di nuyu imam di nuyu cheikh bi toog sa côté. Vraiment voilà di am mbégte incha allah. tey nag da ngeen di waxtaanee lu am solo actualité oblige ñu jublu ci tabaski di leen waxtaanee bu baax li nga xam ne mooy fukki fan yu njëkk yi ci weer bi yan ngeen la am waaye laata loolu li mu leen bëgg a laaj mooy lan mooy tabaski ab fête la wala tabaski dañ ko def ngir jaamu. très bien donc tabaski ndax fête la tabaski ndax pour jaamu yàlla la. mën nga xoolee tabaski buñ seetloo baat bi sax tabaski Afrique de l'Ouest ñu ëpp li ñu koy utiliser boo demee yeneen pays musulmans yi duñu wax tabaski boo xoolee Mali Guinée Sénégal souvent ñuy utiliser baatu tabaski mais am na tur yu bëri loolu day wane sax njëriñ ji mu am yenn saa yi nga dégg ñu ne Aïdul Adha mooy la fête du sacrifice yenn saa yi nga dégg Aïdul Kabir mooy la grande fête donc kon Aïd la donc le terme Aïd ça revient Aïd ngay wax mooy la fête donc c'est une fête ah. D'ailleurs, c'est la plus grande fête des musulmans yow saa loolu la wax dafa ni am nañu 2 fêtes annuelles boo xam ne muy Tabaski ak Korité ñu am une fête hebdomadaire muy vendredi n'est-ce pas donc kon c'est une fête maintenant fête boo gis day am ay mbir yu bëri yu si war kon jaamu yàlla la aussi donc fête la jaamu yàlla la pourquoi jaamu yàlla la parce que am na ahadis yu si ñëw ak ay ayat alquran yoo xamante ni ñooy wane ni li nga xamante ni mooy benn jour sax sahabatul kiram doon laaj yow saa sam ni nga tabaski boobu mooy lan donc cette question bi nga laaj ñi comme si sax nga ko laaj yenn saa sax mu ne maanaam dundalaat sunna seen baay Ibrahim la donc c'est un rappel de sunna yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam donc fête la mais conséquence la wala résultat la mooy ay mbir yu bëri ñooy xew pour mu nekk fête maanaam comme la tabaski c'est le 10e jour donc kon 10e jour la donc am na lu xew premier deuxième troisième donc conséquence la comme boo déggee Korité c'est le premier jour ci beneen mois mooy weeru koor yi fekkente ne weeru koor jeex na kon boo ko bëggee tënk daal mooy feet la waaye itam jaamu yàlla la. waaw jërëjëf Adja ku ni ko imam waxee feet la waaye jaamu yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee bàyyi ko Makka ñëw Médine daf leen fekk juif yi foofu ñu ngi am ay feet yoo xam ne dañ ciy tëgg di ci foofu feet daal di déchargé wu. mu ne leen yàlla remplacé na leen ñaari bés yu gën seen bés yii ñu ne ko ban la mu ne Aïdul Kabir comme Tabaski ak Korité kon fête la ndax daf leen fekk ñuy feetu mu laaj leen ñu ne ko fête la mu jox leen yeneen ñaari fête kon fête la mais fête gi toujours jaamu yàlla lay doon gis nga jamono bu événement amee ba jaloore bu amee rek dafay doon fête ci jullit ñi ndax boo xoolee histoire Tabaski bi nga laaj ci sunu maam Ibrahim moo bëggoon a sacrifice Ismaïl yàlla jël xar mu rëy jox ko événement bu rëy boobu loolu fête la kon mucc gi Ismaïla mucc ak Ibrahim itam maanaam jot gi mu jot doomam événement bu mag boobu jaloore lay doon soo ba yàlla def la yéen jullit yi na ngeen ko feetu da nga bàyyi xel ne fête la mais Ibrahim bi muy jël Ismaïl bëgg koy reyut ko pour rey ko yàllaa ko digal ci jaamu yàlla la nekkoon Ismaïl itam li tax mu accepté papaam rey ko xam na ne papaam digalu ko pour rey ko mais ci jaamu yàlla la nekkoon yaayu Ismaïl muy Haajara yooxuwul deful dara ndax xam na ne Ismaïl du def lu ko yàlla digalut kon liñ ci jàng mooy al usratu al muslima famille musulmane ci biir kër gi seen comportement ni ñu war a mel loolu dañ koy jàng ci feet gi du rey xar rek ngoon jot ñu sol ay basin di wër ak ay marakis non mais jaamu yàlla la goo xam ne yàlla nee na yàpp wi soxlawu ko deret ji soxla ko yéen a koy jël mais yàlla lim ci soxla mooy ragal yàlla gi tax ngeen def ko kon nga bàyyi xel ne tabaski fête la mais encore jaamu yàlla la. mais imam Birame Pouye fête la en principe mais suñu duggee ci réalité bi ñëpp xam nañ ni pression sociale moo ci ëpp. nan lañ demee ba glissement de sens boobu noonu day mel ni malédiction muy ñëw coono colère lu waral lu ni mel. xam nga loolu moo tax oustaz wax léegi lenn lu nekk ni dafa war a xam la ma ko tax a jóg. parce que soo comprendre yow da ngay dem ñu ko jàng université wala nga jàng sa formation 4 ans 5 ans pour nekk journaliste. nga xam nooy poser question nooy def relance ba keneen bu defee erreur da nga koy xam pourquoi parce que da nga jàng. loolu nag moo dal yu bëri ci yeneen yi mooy ñàkk xam lenn li ba la nga ca mën a def mooy yow la nga yaakaar noonu la
tey ji benn waaye bu ñëw def benn émission yow ni norme yi nga xamee moom bu koy ñàkkee ormal yow ni muy ridicule si yow boo ñëwee football même chose ci diine koo xamante ni maanaam deful effort xam ne mooy quintessence su diine di Oustaz wax léegi parce que bu fekkente ne benn jeune nan bëggoon rendi mu nangul baayam benn kilifa bu amoon plus de 100 ans mu nangul boromam ngir rendi doomam benn soxna soo xam ne yéex na am doom ñu may ko benn doomam benn son fils seul fils unique mu war ko rendi mais ñëpp nangu accepté que ku comprendre principe boobu di nga gën a sereen ci tabaski on te rappelle nit ku doon génn àdduna on te rappelle benn waajur bu désespéré woon mais amu woon benn sos bu dul ngëm boromam an lépp loo xam ne logique la woon mënoon na ko perturber maa ngi am 100 ans man màgget laa sama doom mi ngi ma commencé jàppale li gën a maanaam doy waar mooy tim nit di ko rendi mu accepté que loolu bu la ko fàttalee donc yow mun nga dund nga lucide si environnement boobu dund nga dal li Oustaz wax ni c'est vrai que yàlla ci yërmande moo ko programme mu nekkaale fête parce que fête bi loolu yërmande borom bi la maanaam parce que yàlla dafa sakkan moo tax ma boole ñaari mu am jaamu yàlla ma mën a man fe mooy mënoon nekk loo xamante ni chaque année dañu rappelé loo xamante ni day metti ñu rey ay mais yàlla dafa nekk en phase avec lui parce que yàlla dafa teral doomu aadama comme yàlla dafa teral doomu aadama kon fekkonte ne accepté woon nañu ren Ismaïl loolu contradiction lay nekk ci diine ça va être vraiment une contradiction mais yàlla pour mën a yërmande ar-Rahman ar-Rahim donc kon geste bi nga xamante ni Ibrahima nangu woon nag intention bi pour nangul boromam bu ñu comprendre loolu mënuñu am pression sociale premièrement deuxièmement mais foog ñu xam lan mooy statut tabaski du farata du farata du obligation soo mënee sunna mu akkada la boo ñëwee ci jàng ci fiqh parce que bu ci lu ne day am xikma wala xukma moom sunna mu akkada la mooy sunna bu ñu feddali sunna bu ñu ko feddalee day am valeur bu am solo pourquoi parce que ci environnement la nekk parce que bu ñu fàtte mu ko nag fan yi ñu nekk nii te daan ci ñëw ay fan yu am solo la parce que fan yooyu moom mooy fan yi nga xamante ni bokk na ci fan yi yàlla gën a fonk ci maanaam bés yi nga xamante ni nit dana ko dund ci année bi bés yi maa min ayyaami la yén saa sino amul benn jour boo xamante ni ahabu ilallah moom la yàlla gën a bëgg ci fan yi maanaam jaamu yàlla boobu mën a def kon tabaski benn fan la ci à partir de ci weekend bi lay commencé nit dina jaamu yàlla ba dem ci àjjana sax tabaski jotagul parce que yow ma arafa c'est le 9e jour yow ma arafa c'est le 9e tabaski c'est le 10e yow ma arafa soo ko wooree mën nañ la effacer bàkkaaru 2 ans même avant la tabaski même boo amulee xar mën nga créer toutes les conditions pour dem àjjana donc léegi kon pression sociale fu la jógee c'est culturel maanaam ñun africain ak feet noonu la ñun feet dañ koy feetu ki am ak ki ñàkk même islam ci yërmande comprendre noonu nit dafa solo feet moo tax Korité ñu naan la da ngay génn nga xam ne ma askay muuram koor pour ñu mën a feetu parce que ki pauvre ki peut-être amul ñu ne attention bu desee benn fan yow mi am noo def amul n'est-ce pas mais yooyu saa bi muy ren tabaski mu ne attention ren naa ñaari xar bii man la man ma xam ne sama njaboot waaye bii nag ak képp amul xar moo tax yenn saxaaba yi nga xam ne daawul muy am xar sax bu ñu sont serrés le jour daata bu leen lu tax ñu ne mais pourquoi ñun ñuy jaaxle yenn saa sama rendal nañu donc mais pression mënul am Osama ñun la yére bu laab baax na ku am moyen sol li bi gën a cher yow yàlla la may loolu mën nga sant yàlla ci loolu waaye ku amul moyen boobu wàcc na la mais malheureusement fii ba li ñu seetlu mooy oustaz ñi nga waaraate pour nga xam yaa ngi wax mais la tabaski reste li mu nekk mooy pression sociale la da ngay wax ni la ku amul tabaski wàcc na la naa nga naan jarul lepp xaru tabaski jarul mais teewul boo génnee dañ lay am naa bum tabaski bi sable si malheureusement xam nga lépp ci tarbiya islam éducation islamique bi la c'est très important su manqué rek cooro bi ñëw moom lay ma wax ne nit ki war nay fexe li muy def mu xam li mu doon dama la waxoon ne la dafa représenté famille bi bàyyi ji doom ji yaay ji ñëpp nitu yàlla bi papa ji nekk kilifa diina nekk nitu yàlla doom ji xale la mais papa ji yar na ko yaru diina xale la mais xam na yàlla jigéen ju baax la topp na borom këram comprendre na ne borom këram du def lu ko yàlla santul ndax sa tabu góor nga nangoo toog accepter sa borom kër di ko faat loolu fii amul benn jigéen mais ay leçon la ciy tiré parce que yàlla def na ne reyuñu Ismaïl yàlla daf ko jotee benn xar da ko doon nattu li ñuy tuddee bala inna dalika la bala un mubin nattu la di xool sa ngëm di posé sa iman fan la toll bu dëggoo rek defe naa ne reyuñu Ismaïl am xar lañu rek xar moomu nag moo barkeel mooy continuer ñun ñëpp
Ibrahim benn xar la reyoon wa fadaynaahu bi zibhin azim benn kuyu xar mu rëy moom la rëy léeg-léeg nga gis sax Sénégal yu laaj ci na loo xam ni tabaski bi kër gi la war wala borom kër gi la war di ci indi polémique ñun ba juddoo ba léegi sunu papa yi noonu ñuy tabaskee noonu la amuñ luñ ciy dindi noonu rek la benn borom kër mooy rey xar pour njabootam ndax Ibrahima moo rey xar wa fadaynaahu bi zibhin Ibrahim moom la yàlla Ismaïl la yàlla jotee benn xar bu mag su ko defee nga gis ne borom kër gi mooy rey benn xar ku mu mënul loo bëgg a wax nii maanaam suñ nekkee 10 ci kër ñu mën ko est-ce que dañoo war a rey 10 xar borom kër gi bu xam nga yi islam bëgg nañu jàmm yàlla yàq baaxul yàlla bëggul ñu jàq benn kër gi benn xar doy na nga rey xar mi yéene ci sa njaboot yépp mais soxna si rey na doom ji rey na taw bi rey na yooyu ñuy wax noonu yooyu gaspillage la yàlla santul ñu ko imam nee na lu du farata sunna moo akkada la bu doon farata soxna si day tabaski doom yi tabaski ku ko man mais sunna moo akkada la du farata Ismaïl benn xar la rayoon pour njabootam am na benn année Assane 2 pour économique jur gi bañ a manqué moom président moom dong moo rey xar représenté marocain yëpp est-ce que islam ko parce que bu ñu reyee sunu xar yi yëpp te jur bokk ci facteur de maanaam léegi facteur de développement dootuñu am kon islam comme que sunna moo akkada la te Maroc yëpp bu ñu reyee wala Sénégal yëpp bu ñu reyee dootuñu am jur mu rey moom kenn en tant que père de la nation remplacer ko ñëpp islam bañut loolu kon ma yaakaar ne yéen i gaspillage la nañu bàyyi façon yooyu ñuy wax borom kër gi na rey benn xar bu njaboot gi yëpp mais fii Sénégal li ñuy sonal da ngay am soxna HLM am soxna Gueule Tapée am soxna Thiaroye soxna su nekk ne sama xar yow borom kër gi amoo xar yow soxna si moo am xar sama xar bi ku ne nga jëndal ko xar kon yow borom kër gi reyuloo kon lii baax na borom kër gi reyal njaboot gi benn xar loolu mooy diina mais nag ñun bu ñu bàyyee diina dugal suñuy aada ak suñu façon mais coono boobu carrément ñun moom la ñuy dund mais nga bàyyi xel ne coono bi ñuy daj ci tabaski du diina mais aada am na solo précision boobu parce que li ñuy rey ci ay xaaj lu tabaski bëri na dañu ñëw nag ci li nga xam ne relation bi am entre lii di aj Makka ak tabaski dañuy wax Zul Hijja ñu bëgg xam ban relation la aj Makka am ak tabaski nag te à chaque fois aj Makka bi dafay tomber tabaski bi sax lañ koy tëjee maanaam pas aj Makka rek comme rek tabaski waaye tabaski moo nekk ci biir aju Makka. ci biir aju Makka. parce que boo xoolee parce que aju Makka farata la boo xamante ni julli nekkee farata mu am benn période mu ñëw parce que jaamu yàlla yëpp dafa am benn période boo xamante ni si na war a ñëw boo xoolee benn lu ñuy apporté rek mooy dafa am farq entre lu doy ak lu war bu ne benn xar doy na loolu wér na waaye képp koo xamante ni mën nga tabaski nga am moyen tabaski mën nga ko def pasamment salarié la am na salaire am mën na jël xaru tabaski mën na ko def parce que islam dafa yaatu parce que ki nekk ci environnement borom kër parce que moom kër lay réfléchir donc dafa jël benn modèle mooy kër bu am borom kër ak njabootam modèle boobu lay réfléchir yaa quelqu'un koo xamante ni mi ngi États-Unis amul sa kër mais am na moyen donc mu mën na yónnee seen ñi ren ñu ko xaru tabaski parce que jàmm yàlla la boo xamante ni saa wax ni bépp karaw bu ci nekk ak bépp len bu ci nekk maanaam yàlla sant la ci effacer say bàkkaar xam ne bu ñu koy ren laataa dara du laal suuf dañuy effacer bàkkaar kon jàmm yàlla boo xamante ni ku ko mën na nga ko def maanaam lu sax wax maanaam wér na mooy doy na foog ñu def la farq mooy lu doy parce que bu borom kër gi rendee loolu doy na ko yoon saa sallam waxuma la kër gi mais umma bi la rendee salaa sallam umma bi toute la umma fii ba yowmal xiyaam ku amul tabaski wàcc na la waaye ku am moyen def ko si discrétion mën na rek saa solo nit ñi di ko xam jàmm yàlla la maanaam Osama mën nga am njëgu xar tabaski gi sa 100 000 n'est-ce pas nga jëndante boo xamante am nañu problème xar nga yéene jox ko kenn jaru ko xam parce que soxlawuñu mais ñun nit ñi tabaski mu garaaw dañu nekk ci benn kër ku nekk dafa war a yeew ba gars yi dañuy compétir ban heure lay ñëw jigéen bi nga xamante ni day xool xaru diw ñëw mu foto ko gën a jëkkat ni ko xoolal xaru diw de grâce fexeel ba xar bi ëpp bii loolu du jaamu yàlla subhanallah xam naa oustaz foofu ni ko maanaam mooy ñu defee compétition kër gu nekk war am autant de xar bu ëppante alors que dafa war a am discrétion boo xamante ni bu la neexee sax nga bàyyi ba suba sa fajarteel parce que yàlla ngay jaamu nit ñi mais ñun xar yi dañ koy génnee takk ci yi sang yo mais nag malheureusement c'est nous léegi bu ñuy linkee li nga xamante ne mooy Osama tabaski ak aj boo xool nee na la jaamu yàlla yi
yaa santal dafa wutal li nga xamante ne mooy ay kayfiya mooy le comment julli le comment xam nañ ko foog nga jàpp foo waxtu bi dugg si bu dee aju Màkka dafa am période mooy Zulhijja boo déggee Zulhijja c'est le 12e mois muy nga xamante mooy calendrier lunaire comme te di exemple bi gën a simple maanaam la ñi ngi dugg décembre loolu mooy gën a simple boo duggee décembre am na Noël am na li nga xamante ne moom mooy voilà 30 décembre ñun dañuy dugg suñu décembre noonu laa ko mën a pour nga comprendre mais waruma ko waxee noonu parce que ku ne ak calendrier am la Zulhijja moom mooy parce que boo di xijja mooy aju Màkka donc kon boo xoolee tabaski benn élément la ci biir aju Màkka mooy fin bi d'ailleurs parce que am na yu bëri yooyu def ba teere ji si moom moo tax ki aju Màkka moom doo rendi tabaski ñu ñooy rendi tabaski parce que kenn ku ne am na war def ki nekk Màkka mooy taxaw Arafa yow da koy woor yow moom du woor yow da nga koy woor parce que moom fu mu taxawee ngoon si yàlla sant day wax malaaka yi séddale leen ñi fi nekk effacé naa seen bàkkaar pour ñu am ñun valeur boobu ñun ñi ne demoon Màkka ñu nanu woor jamono bi gaa yi nekk dara di yooxu ñi di tëriande ñi jamono jooju nga concentré wu nga wooroon moo ëppoon njëriñ foofu xar bi nga xamante ni foog nga wax loo amul pour am ko foog nga jëw foog nga agressé alors jamono jooju soo oor le jour 9e jour bi ñu effacé bàkkaar pour 2 ans voilà ñu ñuy ñàkki opportunité bi la mooy lié mooy aji Màkka yaa santal da ci effacé ay bàkkaar ba mu jeex tàkk donc ki aji Màkka bu ma aji Màkkaam nangoo dañuy effacé ay bàkkaaram yow itam boo wooree yow ma Arafa dañuy effacé 2 ans bàkkaar nga jànge ci lan kon mooy kon période bi c'est une période très propice pour au moins ma delluwaat sama borom kon tabaski bu ñëwee au lieu muy nekk pression sociale boo xam ne lu ne nga dijjanti ndax dama naan attention sama bàkkaar yi ma am 10 jours naka lay concentré woo ba balaa tabaski ñëw ñu effacé samay bàkkaar loolu moo war nekk réflexe jullit nga xam ne lépp da ngay dal boo amee xar nga rendi amuloo xar wàcc na la bu la kenn dugg si bu amul sa tabaski c'est-à-dire képp ku am problème ci tabaski bi vraiment tu n'as pas compris l'islam. mais Imam oustaz li tax lii teeloo ko wax parce que woor bi de moo gën a yomb dem marché dem rangi ñëw dem daral ba mais woor bi moo ko gën a yomb. mais yëpp si la bokk nag ensemble la. xam nga itam ni ko imam waxee fête la yonent bi daf ñu ko jàngal. daf ñu wax lan mooy fête. fête vraiment comme di ngeen ko xamee fête la bésu mbégte dañoo war a kontaan parce que dañuy kontaan ndax xale moom. bu sa papa xëyee rey xale bi moom day bég naka noonu xale bi am na ay dàll am na yëre yu bees gis na préparation bi dafay kontaan loolu sunna la c'est très important yonent bi nee na nañ ci bégal njaboot gi bu ñu amee yëre yu bees ñu sol ko bu ñu ko amul nañ am yëre yu set nañu yaatal Adja ñun bi ñu nekkee xale dañu daan yónni xar bu jotee dañu doon yónni daan naa yóbbu lu mat fukki kër yoo xam ne yàpp lañ may yenn ma di ko yóbbu su ma demee kër googu dañ may jox encore ma koy indi yàpp yu dafay bari mag ñi dañuy def échange ku ne am na xar mais teranga lay doon ak tawsi'a bi nga xam ne moom lay santaane ñi nga xam ne amuñu xar amuñu tabaski dinañu am yàpp ba kenn du xam ne sax ñoom yeewuñu xar kon weer la boo xam ne weeru saraxe la dafa am importance imam wax na ko fukki fan yii ba keroog ñuy tabaski dafa riche lool imam nee na nit mën na ci jaamu yàlla dem àjjana te amul njëgu xar ngir yeneen yi ci ne dafa am julli ci 10 jours yi 10 jours yi am na koor woor gi bu la neexee woor bu la neexee jouru arafa da koy woor 10 jours yi am na saraxe 10 jours yi am na aj makka 10 jours yi dafa am ñeenti ngëneel yu ci nekk yoo xam ne nekkul ci benn weer xam nga yeneen weer yi am na julli mais bii dafa am julli tabaski de yi ngay julli tabaski am na woor bu la neexee 9e jour bi nga woor ko naka noonu am na saraxe day joxe lu baax naka noonu am na aj makka kon fukki fan yooyu moo tax yónnent bi ne amul benn jour bu doom aadama di jaamu yàlla bu gënal yàlla 10 jours yi ñu koy tuddee al ashrul awail wal fajri wa layalin ashrin wa shafi wal watri ay alquran ñu ne fajar googu mooy fajar comme ni nga xamee fajar importance bi fajar am fajar dafa riche dañ ciy julli fajar dañ ne ci la ñuy xamee naafeq ak ku gëm yàlla parce que nelaw yi ci lay gën a reer ci lay gën a neexee nga daggu ko jóg jàpp pour julli bu dee ba koy def fajar ci la yàlla séddale wërsëg yi ku la gën a teel a xëy moo la ëpp wërsëg moom la lañ mbiram gën a yomb maa la ko wax képp koy naaje ba 10 heures say mbir du baax loolu moom fajar la ñu ne fajar gi mooy fajaru bésu tabaski xam nga yàlla lu mu gëj rek bàyyi ci xel wal fajari fajar en général fajar ci la yàlla ubbi wërsëg yi fajar ku la gën a teel a xëy moo la gën a dàq rek le fajaru bésu tabaski ak ban wala ya lin ashrin ak fukki fan yi ci topp fukki fan weer yu feeñ na ba keroog li nga xam ne tey moo nekkoon bisu tabaski ñu ne wa shafi mooy bésu arafat ak bis bi ngay rendi
ñu ne witri mooy guddi tabaski dafa riche ba nga xam ne maar na Italie su ko defee ñu ci bésu maanaam jouru dimbale la dimbalante la jouru jàppalante la solidarité la jouru suturalante la pression bi ñuy teg moo tax ndeysaan benn jigéen jëkkër ji dafa wër ba sonn ndeysaan amul xar lu ne mu tugg ci toog ba 22 heures mu ñëw nguufaan xar mi xam naa mbootee des ka mu ñëw soxna si ne ko ni yaay da ngaa indi xar mu ne ko indil naa la xar mu neex baat indil naa la xar mu neex baat xar mi daal vraiment mais malgré que xam nga xar mu neex baat amul solo xar mu mag lañ am mais comme que yaakaar na ne soxna si dina ko toll bu ñëwee dina indi lay indil naa la xar mu neex baat ndeysaan ngir lan jafe-jafe ma yaakaar ne itam nit ku nekk da ngay comprendre nit ku nekk na nga ci def la nga man parce que wala gaspiller yàlla dafa ne nit ku nekk la nga man ngay def te yàq baaxul jënd xar boo ko mënee njaboot gi wax dëgg yàlla bégal leen soxna yi bégal leen waaye soxna yi bégal borom kër yi soxna yi nañu roy Haajara loolu rek laa lay wax nan la meloon Haajara moom la Ibrahim ne ko damay rey sa taaw déggoo kàddu gu mu wax daf ne pat gëm yàlla fii ku ko fi defoon ñu tàccu la saa waay yow ndigam xar mi rek muy tuuti ñu keneen la problème tey boo doon ko tey damay rey sa doom mais fan la la jëmee soxna yi nañu roy Haajara gis nga yàlla bu ñu amul référence rek nekkuñu amuñu njëriñ boo gisee yàlla indi yónnent yi nañu roy leen ci nit il faut nga am koy roy pour nga mën a am jikko ju baax soxna yi nañu roy Haajara fukki doom sa taaw 14 ans foofu nga xam ne xale yaa ngi am ci moom yaakaar coono yaa ngi dem yaakaar baa ngi ñëw 14 ans muy xale bu góor sa borom kër ne la daf koy rey waxoo dara ngir lan te yàlla gëm yàlla ak itam jëfandikoo sa ndigalu borom kër Ibrahim 80 ans nga tawlu 80 ans nga am doom bu góor doom bi dem ba am 14 ans commencé am yaakaar ñu ne la faat ko Ibrahim bi mu géntee te géntul yàlla daf ko wan gént na ko 3 jours chaque jour bu tëddee gént bu xëyee du ko appliqué ba ma 3 jours parce que gëmu ko woon ci la ñëw ci Ismaïl wax ko ne ko man kat wax dëgg yàlla daf ma digal ne ma naa la faat mais Ibrahim ab ya wax rek ndeysaan yaa abbati ifal ma tu'mar sa tajiduni insha allahu kaddu xale boobu rek defar na àdduna yaa abbati yow mooy yow baay booy kaddu gi mooy baay bi ko baay ji waxee daf ko woo wooteeb cofeel ak wooteeb respect ak woote doom ju bëgg baay ifaal ma tu'mar defal liñ la digal kon xale bi xam na ne papa ji lim ko wax ndigal la sa tajiduni di nga ma fekk boo jàngoon arab siin bi tan fiis la sa tajiduni di nga ma fekk insha allah xale bi ni mu gëmee yàlla yow papa soo ma bëggee rey te neexul yàlla du sotti mais sa tajiduni insha allah mina sabirin bu soobee yàlla keroog boo koy def du ma daw du ma yooxu du ma def dara damay accepté nga def li la yàlla digal xoolal xale boobu kon 3 la jigéen ji Haajara borom kër yi Ismaïl mais xale yu góor yi Ismaïl ci éducation islamique la bokk bu ñu ko réussir rek du ñu am jafe-jafe mais bu ñu ko réussirul bu tabaski jotee suñ kër yi problème lay am. Imam Birame Pouye nan lañ lu tax 10 jours yi am mérite lan moo koy expliquer mérite boobu fu mu jógee. mérite bi mi ngi jógee d' abord parce que ci Oustaz Taïb lu wax léegi yàlla wax ci alxuraan wala yàlla na asr yàlla du giñ ci lu amul valeur. yàlla mu ne maa ngi giñ ci fukki fan yi nga xamante ni ñoo njëkk mu fassirul ñoom ñoo ko firi Abdullah ibn Abbas rawatina que yàlla subhaanahu wa taala mi ngi bëgg indiquer les 10 premiers jours du Zul Hijja yàlla da ci waat parce que ay heure wala ay fan wala ay nit loolu choix demee la yàlla mooy tànn nii ajjuma moo gën samedi loolu yàlla moo koy tànn yàlla mooy tànn nii yoon saa sala moo la gën yàlla moo koy tànn moo tax saxaaba yi yenn saa yi dañ doon am xool pour comprendre yenn yi yàlla sama choix pourquoi diw nekk milliardaire loolu nekk milliardaire même effort ngay def ki am milliardaire ki nekk milliardaire pourquoi ki rafet kii ñaaw entre ndax ñaaw existé na def ci dara yàlla mooy façonné parce que loolu pouvoir am moo tax saxaaba mu nekk zalika fadlullah yuti man yasha loolu mooy volonté divine maanaam iradatullah maanaam yàlla dafa am nammeelam ci nammeelam yàlla moo choisir fukki fan yi njëkk Zul Hijja moo gën ci fan yëpp yàlla wax ci alxuraan la yàlla achri bi usaate so wax léegi mais yoon saa wax ne man ayaamin maa min ayaamin loolu dafa leer man amul benn fan bu am faneen bu gën fan yi te yàlla moo ko wax premièrement si la aji Màkka nekk deuxièmement dafa yenn saa naka la doon comporté woo li mu doon comporté woo dafa ni amalun saalix bi yenn saa sana wax mooy bépp jëf boo xamante ne respecté na critères yi mu jëf boo xamante ni bi nga koy def dëppoo nag alxuraan ak sunna
ñaareel ba defe nga kayfee mooy niroon nag ni yoon taa doon defee ñetteelu moo am li nga xamante mooy ixlaas sell boo defee ñett yi durant les 10 jours balaa ma jël effacer bàkkaar maanaam nga xëy parce que il faut ñu xam fu mu toll situation bi passe instant bi ñi ngi jeexal ñi nga xamante ñi ngi jëm zul xijja dans 2 jours wala moins balaa weekend bi jeex daan dugg donc balaa dimanche dañuy commencé 10 jours yi donc à part dimanche ba tabaski dugg nañ si période yi nag c'est interdit xam nga mooy yàlla si doon ko interdiroon mais fii la gën a dangereux yi waaye fi la jàmm yàlla itam gën a baaxee kon ñi gars yi gën def attention ñi nga xam ne day lijjanti ay mèche ak ay perruque lu nañ jaral leen que période moo gën a dangereux ko mooy yàlla non attends faut ñu clair mais mooy période bi gën a baax aussi pour jaamu yàlla parce que période boo xamante ni opportunité la maanaam yaa santaala ci yërmandeem da ciy def opportunité yoo xamante ni choix am la pourquoi choix am la lan nga ci war a def bu la neexee nga woor 9 jours yëpp choix parce que soo ko defee say tuyaaba day gën a yokk billahi yoon saa pourquoi nga woor lundi ak jeudi mu ne parce que lundi ak jeudi yaa santaala malaaka yi dañuy def li nga xamante ni mooy relais dañuy jëlee dossiers yi yóbbu yeneen dossiers yi damaa bëgg man su malaaka yi yóbbu samay dossier fekk ma woor imagine kon 10 jours yi yàlla gën a fonk nga nekk situation koor da nga nekk situation boo xamante ni maanaam da nga connecté wu mi ngi mel ne rek nga ñun la fii am na wifi am doole ñu la kon fexeel sa téléphone nga chargé ba mu fees dell pour nga mën connecté wu donc chargement la ñun la fekkente ni day compliqué ci yow nga fexe ba ci 10 jours yi lundi ak jeudi yi nga war parce que yéen doon na ko war nga am 2 tuyaaba ay layal ashri ak tuyaaba yi nga xamante ni kii su ba compliqué nga war 9e jour bi mooy yawm arafa donc soit c'est 9 sinon c'est lundi jeudi sinon c'est le dernier jour mais loolu ki conscient moo ci bàyyi xel donc mooy premièrement deuxièmement lan mooy mérite bi moom mooy yàlla subhanahu wa taala daf ko subventionné ba da ciy goreel nit safara parce que boo xoolee li nga xamante ni mooy laylatul xadr valeur bi mu am c'est extraordinaire mais am na benn xadis saa sa mu ne valeur am tey day mel ne gudd gu nekk comme gudd laylatul xadr la mel si ni nga war a concentré wu jaamu yàlla kon bu guddi jotee nga bàyyi sa connexion bàyyi lépp nga ne attention 10 jours yi moom à part de 23 heures damay jël 2 heures temps yoo xam ne damay naafila si 10 jours dinaa fexe ba dinaa jël 30 minutes yoo xam ne damay jàng alxuraan nan créer condition yooyu maanaam dañuy gën a jege suñu borom léegi nag li gën am solo moom mooy 9e jour bu ñëwee nag mooy yawmu arafa nag foog ñu xam dafa am beneen philosophie bu nekk ci gannaaw mooy yawmu arafa moom dafa am lieu bu ñu koy defee mooy Màkka lay nekk mooy place bi ñu koy defee. mais ren moom 65000 ñooy dem ak. waaw moo tax daaw 10 000 la woon c'est li am solo mooy yàlla mu ngi fi. baax na ba léegi. yàlla mu ngi fi benn deuxièmement yàlla na jàmm troisièmement la ñuy defal yàlla fu mu ne mën nga ko fa defal. maanaam boo gàllankoor ñëw noonu. parce que lan fay def c'est symbolique. li may tëjee rek maa ngi benn question bu ma Babacar envoyé que jour tabaski nit ñi dañuy ñàkk lekk ba ñëw yow sax defoon na ko salaam maanaam jour tabaski c'est interdit nga woor waaye booy julli ji dañ la wax bu lekk dara ba ñëw ba rendi xar bi nga lekk nga xam ne loolu sunna la yéen la daaw la da ngay gën a xiif sax loolu xiifal la rek du war waaw nga mën a jeg sa xar bi léegi imam li wax c'est important ñu bàyyi ci xel en tout cas daal fukki fan yooyu yàlla tuddoon na ko waskuru ismallahi fi ayami maalumatin fan la yoo xam ne na ci di tudd yàlla même koor gaag mu lay wax tudd yàlla yomb na allahu akbar la ilaha illallah walhamdulillahi nañ ko ci baril di wax dañu ne yónnent bi aw xeetam ñoo gën a gàtt fan ci xeet yëpp loolu mooy li am amaru ummati ma bayna sittina wa 70 sama xeet seen fan diggante 60 70 la wax terewul nag mën nañuy dem ba 100 ans yàlla nañ dem ba 100 ans 100 quelque ans yàlla nañ ko dem léegi nag fan yu gàtt yooyu moo tax yàlla jox ñu bénéfice ci fan yoo xam ne boo ci jaam xoolal laytu xadri benn guddi nga jaamu ci yàlla moo wàcc ci 80% benn guddi waaw fan yi moom itam dafa bokk dafa am ayaama maadudaat mooy ramadan dafa am ayaamal maalumaat mooy fan yi fukki fan yi aaya alquran la ko tudd boo ci jaamoo yàlla sa fan wu gàtt woowu yàlla daf la koy multiplier ba tax na fan wu gàtt bi bénéfice bi ngay am dafa bari kon wa yaskuru ismallahi la alquran wax fan yooyu nañ ci di tudd turu yàlla la ilaha illa allah boo demee la ilaha allahu akbar la ilaha illa allah walillahi alhamd fanu zikr la même bu fekk te zikr dafa yomb tudd yàlla même sooy toog sa bureau sa toog sa kër fooy dem mën nga di tëdd yàlla way wi ngay way remplacer ko tudd yàlla ci fan yi su ko defee vraiment ñuy ñaan yàlla di am mbégte di gërëm yàlla encore moom mi ñëw bàyyi ba
vraiment ba heure bii ñuy waxtaane tabaski yal na yàlla yombal yépp amiin yaa rabbi ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin ñu ngi leen di jaajëfal bu baax oustaz Taib Socé ak imam Biram Pouy ci setantal ajuma bu jot dañuy ànd ak yoon fii ci Tok Tok Sénégal di leen jaajëfal yéen également téléspectateurs yu ànd ak ñun depuis lundi ba tey ci ajuma ji à partir de 6h30 ci matinal bi nga xam ne matinal bu wóor ci terme ci information mais ci njàng ak njàngale la preuve gis ne léegi lu ñu xam ci weerum tabaski bi ngëneel yu fi nekk ak li nga xam ne lu bëri ñoo koy teg suñu bopp pourtant l'islam teguñu ko ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous la semaine prochaine ci yeneen numéro Tok Tok Sénégal jaa ngeen jëf